jërëjëf mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ndokkeel 15 mars 2017 15 mars 2018 ku ne xam ne ni bés ni tey ci nitu yàlla bu mag boobu jàngalekat boobu dimbalekat boobu di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ngi Seydi Boubacar Sy bàyyee ko woon fii dem wuy ji borom tey nag ñu dajeek lenn ci njabootam di Seydi Habib Seydi Habib ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. di delloo ziar di bàyyi rek nga nuyu mbokki di leen nuyu di nuyu mbokk yi waa déglu ak di ñu teewlu ci réseau Sénégo am mbégte ci bokk ak yéen jataay bi ak bés beeg màggal beeg ki tax nu daje ak ki sabab nu def waxtaan bi waaw. personnage Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. tey bu ñu ko doon définir personnage. xam naa ni mënees na wax ci moom yu bari ndax du woon nitu ku wét ay nitu àdduna la woon nitu njaboot gi la woon nitu itam diine ji la woon nitu réew mi la woon nitu bokk gi la woon xam naa dañ cay wax lanu xam ñàkkul yéen itam ngeen dund ngeen ci loo xamante ni ñun ñi mën nañ ci jariñu keneen mën na ci jariñu wante nag tegtal bi ñu njëkk a indi rek mooy ku ne sa personnalité ba yàlla def ci yow mais moom nag personnalité am ay bànqaas yu bari la woon li ñuy wax ni nit ku multidimensionnel la ci tubaab wante nag lii muy bari bànqaas am na lu ci gënoon a ràññeeku ci côtéem mu di sopp gi mu soppoon xam-xam yaakaar naa liggéey na ci loo xam ni jéggi na sax frontière u Sénégal jéggi na frontière u Afrique ndax soo demee ci yenn encyclopédie ak yenn anthologie ci réewu arab yi soo demee ay mbind ma nga fa ni mu daan sonne di bind itam ci arab noonu la daan sonne di bind ci wàllu nasaraan mu di wàllu français wala fi itam tabaarakallah bi nga xam ne moom la ëppoon lu muy waxee ak sénégalais yi itam yaakaar naa ni kàddoom sori na ci wàllu yeete ci wàllu yar ak ci wàllu jàngale kooku xëy na mooy aspect bu dominé ci wàllu personnalité waaye itam dafa am ci lu mu tënku woon ci wàllu ngëm mooy dafa dundandoog ay nitu yàlla yu yàlla yëkkati seen may yëg na ni itam seen dund doon na sonn ci jëmmal seen cër ak di saxal seen njàngale ak di feddali seen may ak seen leer kooku beneen côté la woon ci tëralinam ak ci dundam ak ci personnalité am waaye itam mën naa wax ni itam bokkoon na ci personnalité militant la woon parce que ku xool dundam yëpp ci at yi gën a ndaw ba ni ko yàlla moome ku daan jël matuwaayam la di jël responsabilité am booba fekk na diine ji laaj ko réew mi laaj ko taxawaayam ci wetu njaboot gi laaj ko xëy na ñett yooyu mën nañ ko tuddandi ci li ñu miinoon ci moom am na nag côté bu gën a intime mooy dafa bëggoon lu tey waaw daf ko daan jëfe ba ci ñun ñii daawul nangu waxin bu suufe daawul nangu col gu doyadi daawul nangu lekkinu yiwadi waaw yooyu lu intime la lu nu dund ci moom xëy na nag
mën nañ ko delloo ci cadre sensibilité waaw ndax ku ne itam sa yaru njàlbeen dana mujj am jeexital ci ngay def ci sa choix ci sa dund wante côté boobu itam yàlla mayoon na ko ci mu bëgg lu teey te sell moo tax dafa daan feeñ ci yu bari ci moom te dañu ko dégg mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu gënoon a sawar ci di waxtaan ak moom ci xulafa yi mooy Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu parce que dañu yaroon kàddoom dañu yaroon ay cëram waaw moo tax nee na boo toogee ak moom daraam du la gêné nee na waxinam du la gêné ni muy defe cëram du la gêné xaal bi muy amee du la gêné di nga nee na ci cër boobu la yàlla dem ba bi ñuy dajale alquran ci moom la yàlla dogale loolu wàcce ci moom ndax façon bu sell boobu ak yar bu tey boobu moom itam yooyu yëpp daan na ko sonne di ko jëmmal ci côté ku ne xam ne ni Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum am na benn passé politique ndax ci côté spiritualité bi. waaw ku ne xam ne ni c'est un militant engagé. waaw am na lu ngeen mën a jàpp ci dundam ci wàllu politique rawatina ci digganteem ak Senghor ci digganteem le président du Diouf ci wàllu politique. waaw kooku moom dañ koy delloo ci philosophie am rek parce que moom li mu doon dund du ay par rapport ak ay nit kese mais dafa am engagement bu mu mas di am ci wàllu réew mi et ñu ngi fàttaliku bi ñu décidé ni dañuy joxe indépendance Sénégal te gouverneur wóolu ko présenté ko 2 textes ñaari textes bii ñu bind ko ci arab bii ñu bind ko ci français bi mu ko jàngee ba noppi gouverneur du Sénégal di ko laaj lu mu xam ci ñaari textes yi nee na man ko dafa mel ni su ma juumul xanaa lii moo nar a nekki base suñu constitution bu ngeen fi jógee nee na mënu ko waaw mënu ko gouverneur laaj ko ne ko loo ci xam nee na man ko xam naa ni ñaar de bu nu jógul ñàkk mënu ko ñaan mu ne ko chef de canton ak sëriñ parce que dafa mel ni li constitution bi bëgg a indi moo ñu jóge fi nasaxal leen nee na gouverneur ne ma waaw comme question bi saisir nga ko noonu mënoo dem nga waxtaan ci sëriñ si ba xam ñoom itam nu ñuy jële seen mëtuwaay sëñ Cheikh nee na ma ne ko mais su ma ko defee ñoo am li ñu bëgg damay jël position contre cette constitution su ko defee ñoom itam bu nu ma bëggee xeex ñu wuti wàllu ca sëriñ si le problème est réglé waaw kooku ay question wu engagement la yu nga xam ne indépendamment wu nit ñi ndax ko doon def rek parce que moom damay wax ni toujours lii ëppoon priorité ci bu daan jëf mooy dafa koy delloo toujours ci ndax lu responsabilité am laaj la wala déet et je kooku wane na ko ci anam yu bari xëy na nag politique à l'africaine am na mooy parfois faw nga jël engagement ci am ñoom bëgg yëkkati que loolu Seydi Hadj Malick def na ko radiyallahu anhu ci diggante Blaise Diagne bi mu bëggee jël ak Carpo te Maodo laaj lu projet ñaar yi homme politique yi bi mu ko jàngee mu ne dafa mel ni mbiru Blaise day ku ko toppatoo woon dana baax waaw moo tax campagne Blaise à l'époque suñu maam Sidi Ahmed Sy radiyallahu anhu moo ko def pratiquement ndax bañ kàddu Seydil Hadj Malick bi dellu gannaaw bi mu fi jógee itam ci jamono Serigne Babacar radiyallahu anhu Ngalandu bëggul woon heurter directement Blaise Diagne parce que comme xam na ni kilifa la te samp nañ ko ba noppi il paraît que dafa seet si Serigne Babacar radiyallahu anhu ni ko njaboot la bokk la te xam naa ne du ngeen samp nit ba noppi di ko fakkatal
waaye bëgg naa nag bu fi Blair jógee rek man itam dama bëgg a taxaw waaw moo taxit bi fi Blair jógee sëñ Babacar Si moom itam jàppale na ko la mu man ba mu am ndam Senghor itam bu ko kilifa diine yi jàppalewul woon kon xëy na mën naa am li mu bëggoon réaliser ci politique ci réew mi du ko man te am na ci benn secret bu nu ci Serigne Cheikh révélé parce que nee na choix ñun bi en 51 bi ñuy def choix nee na ci Lamine Gueye la ñu bëggoon def suñu choix mais nee na seen papa sunu maam Hadj maam Habib Sy moo ko wax ne ko mais Lamine Gueye am na cër ba noppi ngeen ko jàppale bu amee ndam itam du xam réellement lan ngeen ko apporté moo ko tee ngeen jàppale Senghor xam mu mënagul amagul dëgëragul bu ngeen ko jàppalee su amee ndam dana xam la ngeen ko defal nu mu toll mu ne lii moo tax ñu def choix dem ci côté Senghor jàppale ko nee na man itam ma xam la ko Serigne Babacar Sy manal nee na ma jël ko yóbbu ko fa ñu ba ñu waxtaanee ñu d'accord ci sëñ Babacar Sy jox ko kàddoom moom Senghor ni ko daañ la jàppale waaye ba mu ca pare itam moo di ko nga dem seeti Serigne Falilou radiyallahu anhu moom itam ni ko ñëw nga seet si ma jox naa la sama baat te comme musunu tëral lu nu déggoowul moom itam demal nga wax ko ne ko lii mooy sama position ci yow waaye dégg naa bi ko Senghor demee ba yegg ci Serigne Falilou wax ko moom itam ndax ni ko sëñ Babacar du la téye ñu di la wàcc waaye nag dégg naa boole na ca message bu mu ko wax ne ko waaye nag na ngeen xam ne ni nu tubaab yi tëralale woon du nu nangu sunuy mbokk tërale nanu ko mooy li ci réew mi na ko ñëpp bokk rek jàmm am na ko ñëpp bokk jàmm am waaw tabaarakallah waaw ñu ñëwaat rek ci côté wilaya gi mooy diggante Serigne Cheikh ak Seydi Babacar Sy dañu gis ni copie conforme la ba ci am njàngaleem li ci ëpp njàngaleem Serigne Babacar Sy rek maanaam lay teg tàmm copie conforme c'est trop dire il y avait eu rapport de confiance plutôt kóolonte dafa am solo ci kilifa gu am mission ak njaboot bu xam ne responsabilité am ci kilifaam je crois que ay rapport de confiance la woon te li ko sabab mooy Serigne Cheikh dafa daan faral di bu mbiri sëñ Babacar taxawee mu di ci bari yëngu-yëngu et dinaa leen ci nettali anecdote bu tuuti histoire bu tuuti nee na booba awma lu mat fukki at ak ñaar ma toog ci buntu daara ji nee na yor sama àlluwa di jàng nee na am góor gu dëkkee ca bopp dëkk ba nag da daana am ay fasu course moo di waa kër ba góor gi Jaaja Njaay dafa naa ku dëkk Tiwaawan boo ko laajee daañ la ko wax ñuy dem ca course ba nag di yóbbu seen fas nee na góor gi romb ko ci buntu daara ji ñëw ni ko ñaanalal ma dama bëgg fas wi raw nee na booba sax ndaw laa dama xaw a am kersa xaw bari tuuti timidité nee na ma mel ni ku gêné wu xale yi ma jege ni ma mais ñaanal ko nee na ma ñaanal ko nee na mu dem ba mu demee fas wa raw nee na bi muy dellu si ba tollaat buntu daara ji nee na laajte ma ñu nee na ñu wax ma ko mu génn si nee na mu ni ma fas wa de raw na nee na mu génn juróom benn téeméer ca jamono boobu ni ma maa ko def ci ñaan gi sëñ Cheikh nee na à l'époque ci xale bu ma âge bi ma am juróom benn téeméer alal la mais nee na dama dem ci boutique ba ñu daan jëndale Serigne Babacar Sy mbubb di ko fa wutale dàll di ko fa wutale mbaxana bonnet de pèse ma dem jël xaalis ba jëndal ko ci yooyu nee na indil ko nee na bi ma ñëwee ba jox ko nag affaire bi dafa rëy ci moom ndeysaan parce que foogul woon ni ci âge boobu lu mel noonu buñ ma ko joxee boobu réflexe lay njëkk a am waaw gis nga yu mel noonu dafa teel a dox digganteem ak góor gi bi ci des itam encore je vous fais une confidence
xam nga Serigne Cheikh laata sama maam di nelaw Cheikhul Khalifa bind na ñaari yoon testament bàyyi fi ndax circonstance yu sensible rek ndax ko foogoon na ni loola bu ci jëmee mën na am itam xëy na bakkanam du fa fekke moo tax te moom bi sama maam di nelaw 31 ans la am xaw ma 32 ans la matul sax mais laata sama maam di nelaw bind na 2 fois testament bàyyi fi ndax circonstance yu agité ak yu sensible je trouve que rapport confiance la dañu wóoloon te woon te kooku nag yaakaar naa ni ci fii àdduna toll li ñu bëggee yu bari sot na kóolute am ci diggante ñi uuf njaboot gi ak ñi nga xam ni ñoo taxaw ci seen wet bëgg a yaatal seen liggéey waaw. waaye moom it bokkoon na ci li doomu aadama yi daan gis wala daan ko dégg ci moom mooy digganteem ak Cheikh Tidiane. ak Cheikh Tidiane. waaw daan na ci wax lu bëri seen diggante daan na dem ba naan bu ma Serigne Babacar Sy jurul woon sax du tee Cheikh boole ma ci boppam. waaw xam nga vous savez gis nga tout grand homme am na benn soubassement bu mystique bu ànd ak dundam xam nga Serigne Cheikh wax na ni moom xam nga bi mu ganesee àdduna te boobu fekk na moom xam nga moom Serigne Mansour li ñu magante ay weer la ñu tuddee Serigne Mansour sunu maam ja Cheikh El Hadj Mansour moom bi mu ganesee àdduna sa maam Hadj Abdoul Aziz dafa ñëwoon ni moom dafa bëgg ne moom mooy moom tur wi mais sa maam Khalifa daf ne ko kii am na ku ko tànn tuddee ko boppam ba noppi man ko Seyd Cheikh Ahmed Tijani tànnal na ko boppam ne nanu ko tudde moo tax moom bind na ko ci biir xasida bi mu def ci Seyd Cheikh Ahmed Tijani fa ilayka pour wane ni moom ci ndigalu Cheikh ci lañu tànne tudde ko et am na nun ko mën a justifier parce que ci wàllu yëg ak ci wàllu xalaat mais bind na ci Cheikh lu nga xamante ni ay boo ko doon wër ci ñi bind ci turandoom densité bi ci wax ji ak fi mu yóbbu cëru Seyd Cheikh Ahmed Tijani loolu bu fekkuloon am beneen lien bu profond bu dox seen diggante ak moom yaakaar yi ma nit dana mën a wax lu mel noonu ci turandoom. ku ne xam ne ni dañ ni dafa làqu woon. waaw dem na sax ba ñenn ñi daan koy góor gi ci ruq bi. waaw. Moulay Abdoul Aziz Al Amin justifié na ko nee na bi mu toogee ak moom daf ko ni comme da ngeen a bari coow. waaw bàyyi leen ma làqu. waaw. ci làqu yooyu yéen njabootam naka ngeen daan def. vous savez man damay binde. yaay bind man xëy na nag da koy binde te noppeegoo doo gaaw révéler say élément mais xam nga dafa am ci cadre Seyd Cheikh Ahmed Tijani lan nañu ko doon dàkkantele bi mu demee ba cërëm mat Xutbul Maktum c'est-à-dire c'est l'icône qui a des dons cachés. Xutbul Maktum veut dire l'icône qui a des dons cachés parce que ñoom xëy na yàlla mën na leen a cëral mais toujours de cër bi ñuy sedd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte sax leen di sedd ci yonent bi lay jógee mais duñu ko bëgg di fësal loolu mooy tax souvent ñuy def choix yu mel noonu xam nga dama dégg ñu ni Seydil Hadj Malick radiyallahu taala anhu bi mu demee ba mission am yegg mu war a dem te li ñu ko jox ndigal mooy que ni bu fi jógee sëñ Babacar moo ko war a wutu bi mu waree sëñ Babacar di ko jotal yen bi daf ne ko du man maa la tànn
man su ma doon tànn mag ñi ma wër laay tànn waaye ñi nga xam ne nag ñoo amee yëf yi ñoo dogg ci sa tur mun ko nag daañ la ko bàyyee mun ko waaye gis naa ci yow ñetti jikko mun ko ñaar yi neex na ma waaye bi ci des nag bu ma sañoon nga teel ci kenn mun ko bu njëkk bi mooy yëg naa ni foo ne yàlla ak xam-xam moo la fa bàyyi foo ne rek sàmm sa digganteeg sa borom ak dundal xam-xam moo la fa bàyyi mun ko ñaareel bi yëg naa ni wormaal nga ma ba mel ni danga ma ragal te fekk na ragaloo ma sax waaye respect bi moo yegg foofu mun ko boobu itam tabaarakallah mun ko waaye ñetteel bi nag danga jàmbure ba mu ëpp mun ko te lii nag doxal ko laajul jàmbure sëñ Babacar Si ne ko fekk yaa ngi fi xaw ma jàmbure waaye nag su ma la gisatul wala ko nag kooku dootuma sañ a jàmbure su ko defee un peu démarche boobu ñoom dañ ko bokk parce que itam il faut que nga xam ne ñoom ñëpp dañ leen yar ci li ñuy tuddee la mystique musulmane danañu yegg ci wax boo xamante ni nii boo ko interpréter ci logique doo ko dégg danañu yegg ci am lu nu sàmmoonteel ci seen bopp ak di ko wattu ba da ngay laaj sax ndax est-ce que loolu dimension bi humaine la wala dimension bu surhumaine ndax kooku sax yemul ci mystique musulmane mystique chrétienne sax yegg na ci xam nga la ci xawma Jacques Maritain doon wax xawma il existe une inspiration d'ordre surnaturel à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent dociles. Cette inspiration élève les âmes saintes au mode d'agir surhumain qui fait la vie des mystiques. Wala nga ñëw ci ku mel ne Abu Yazid al-Bastami ki nga xam ni c'est ci personnalité yi gën a mag ci mystique musulmane ci la ñu bokk waxam boobu siiw boobu mu waxum axadtum ilmakum min ilama urrasun an ulama urrusum mayitan an mayitin wa axadna ilmana an alxayi alladi la yamutu di raaye intellectuel yi disserté mu leen di tooñ naan leen yéen de li ngeen xam ay nit ñuy faatu di dëdd ni yéen leen ko xamal ay nun nag la nu xam jëmb ja peeg lépp te du rand mukk moo nu ko xamal gis nga yooyu soo duggee ci cadre mystique que ce soit mystique chrétienne wala nga dugg ci cadre mystique musulmane comportement yooyu ak démarche yooyu dafa nekk luy dellu si waaw jamono bu ne dafay faral di dellu si waaw xam ne ni bu subaa layam waaw ci biir suuf di ñaan yàlla di dool di wàcc ay xewal ci njaboot gi naka la ñu tënkoo gannaaw jërëjëf xam nga man Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiallahu taala an bi mu nelawee ñetti enseignement laa ci tiré et partagé naa ko ak njaboot yi ma faral di wax bu njëkk bi mooy il s'est retiré comme il a vécu mooy ni mu dunde noonu la demee mooy bëggul woon lu fës bëggul woon lu xumb bëggul woon lu amul maîtrise te kooku sa maam Xalifa teel na leen ci sëñ Babacar seen sëriñ teel na leen ci gàttadu leen wax ni leen këru diine yi bu fa yitteeg xam sa bopp amul aada mooy mujj dugg te bu ma aada duggee lay leer ak dëgg ga amee woon mbir ma aada dana ko mujj moom ba dootuna doxal loola aada ja la ñuy wéyal te daf ci daan insister moom Cheikhul Xalifa radiyallahu anhu di leen wax ne te lii ma leen di wax su dee samay gannaaw génn ngeen ci itam dinaa xam ni génn ngeen ci moo tax gis nga ñun ñi daf nu daan di faral di delloosi ci côté boobu moom bëggul woon lu fës bëggul woon lu xumb bëggul woon lu amul maîtrise moo tax kooku boo demoon ci environnement am da nga koy xam te loolu itam xaw na ko sàcc sax ci turandoom ndax turandoom këram daaw fa fekk kenn et pourtant muqaddam yi mu amoon këram koo fa dem ba fa sànnee mbatt mu tag
mais Cheikh moom nanguwuloon rassemblement boobu moo tax wax nañ ni ci dundam masul la dajale lu ëpp fukki nit ak ñaar moo tax su mbooloo masaan na ñëw di ko ziar si sax dafay wax ni léeg-léeg ay mbooloo daje danaan mbooloo mu ne nañ ci tànn ñett ñu ñëw parce que ci arab mbooloo ci ñett la commencé waaw bu ñëwee mu jox leen wax ak ñoom li mu leen di wax ñoom bu ñu demee ñu informer ñu war a informer bi ci des itam wax nañ ni léeg-léeg kilifa daan na ñëw ànd ak mbooloo bëgg ñu ñëw woon ko ni ko dañuy def ci adhésion ci li la yàlla séddi mais dafay wax ki ñëw a nekk seen bopp ne ko du comme am nga ndigal ni man waaw parce que affaire Seyd Cheikh Ahmed Tijani dama koy wax toujours ci wàllu tariqa problème mu chaînon mystique la du problème mu donnu du problème mu chaînon mystique la dafa am yoon wu muy jaar et moom Cheikh daawu ko mooy moo tax soo ma saan ñëw ànd ak ay njaboot bëgg ko woon ni ko danoo bëgg a ñëw ñun ñëpp jokku te daf lay wax ne yow jox nañ leen ndigal ni ma amee ndigal kon yow soo demee nga jox leen maam Seyd Cheikh Ahmed Tijani daf ko doon def sëñ Cheikh moom itam lu ci ëpp daf ko daan roy ndax xam nga sa maam Khalifa daan na ko tooñ naan ko boo dundandoo woon ak sa maam Haj Malick dana ni fi jéggi jëflanteeg yow parce que yow da nga ko dund te ñun dañu koy nettali boobu choix daf ko teel def ci dundam moo tax def ci daan xuloog bu lu bari ci waajuram bu jigéen soxnaas moom itam dafa daan bëgg muy manifester wu ci yu bari te boobu fekk na moom choix boobu doonul lu ko gënal deuxièmement mooy bi mu demee li mu bëggoon ci protocole funéraire bi ñu sàmmonte ko sunna yëpp sàmmonte nañ ko moom fi mu nelawee fi ñu koy defaree ëppul ñaari waxtu jël nañ ko ba yóbbu ko ba ci kanamu jumaawu Cheikhul Khalifa nit génnul parce que loolu la ñu waxoon ne nañu sàmmonte ak moom mu ñëw Serigne Abdou wàcc si ñu génne ko Serigne Abdou ñaanal ko ñu yóbbu ko denc ko ci kanamu famille bi kooku mooy deuxième fait bi ma ci gën marqué ñetteel bi mooy dignité bi gisuma kenn ku dérapé du ci côté famille du ci côté bokkam du ci côté njabootu taalibe yi gisuma ci kenn ko am xaal bu dérapage parce que moom dafa fonk dignité surtout ci njaboot gi du bëgg ñuy def ay dérapage et man damay wax ni loolu ci mat a sant sunu borom ci la bokk et ba léegi sentiment boo ñun moom la ñu am parce que Haj Malick mi mën na ko dëggal man dama dul jàpp ma ni rupture am na parce que lañ daan dund suñu diggante ak moom sentiment boobu la ñu am élément matériel ak spirituel yi ñu daan liggéey ci hérite ci ndonoom ak xam-xam ak yooyu ba léegi noonu lañ ciy liggéeyee bi ci des itam yëg-yëg bi soppikuwul moo tax ma xam ni rek un peu yàlla suturaal na ko ci yu bari daal waaw moo tax kooku itam lu ma jàpp ni lu ma mën a wax digg njaboot yi xam ko itam ci la bokk incha allah. sëriñ bi lan ngay tàggoo suñu mbokki internet bi lay seetaan ci sëriñ bi. xëy na ndaw lañu am nañu yaru daara. mais toujours dinaay am lu may fàttali bu may amee occasion communiquer chance bi waa Sénégal am Yàlla def leen defal loo xam ne boo koy wër ci yeneen réew du yomb dama dégg ñu ni benn Sharifa mooy sëtu yonent bi ku jigéen def fi ma sa ñëw Cheikhul Khalifa dalal ko nu teral ko waaye ba muy waaj a dem Serigne Mounirou Sarr dafa wax ak moom ñaari baat Serigne Mounirou jarbaatu Cheikhul Khalifa la te compagnon la woon ci ñoom Serigne Cheikh ak ñi mu bokkal kër gi yëpp dafa wax soxna si ni ko démb de yéene nu gënoon ay mag waaye tey nun noo leen gën la ay mag kooku lu yàlla baaxee defal ko waa Sénégal la ñaareel bi itam gis nga mu dellu ci xam-xamu diine dellu ci xam-xamu jamono
mën nañ ci def lu jariñ réew mi te duñu soxla wuti xalaat ba ci biti yàlla def na mag ñu ko am ñu ngi fii ci biir réew mi wax naa ko bërki démb ci waxtaan bi may def ma ni booy jàng li ñuy wax dans la grande littérature encyclopédique am na ay borom xam-xam yu mag yu ñu daan tuddee les maîtres sans maître diggante Socrate Aristote Platon ak ñi am xam-xam yu du jéggi dayo yooyu nga xam ni ñoo jàngal ñëpp kenn mënul wax ku leen jàngal ñu leen tuddee les maîtres sans maître mais dinaay wax ni itam réew mi nous avons nos maîtres sans maître loolu la yàlla dogal ndax boo jëlee ku mel ni Cheikh El Hadj Omar radiallahu taala anhu jàngaluñ ko alquran moo ko taawilal boppam dem na bay firi lu nga xamante ne ni boo ko ubbee ci téere doo ko gis ci li yàlla leeral ci dënnam rek la moo tax li yéeme gis nga testament spirituel u tariqa tijane mais ñaari ouvrage la ñu boole muy testament spirituel bu Seyd Cheikh Ahmed Tijani ak bu Cheikh El Hadj Omar radiallahu anhuma moo tax gis nga xale yi ci Maroc bi ñu bëggee célébrer seen journée Cheikh dama leen wax ne leen bu ma sañoon ngeen delloo si trait d'union bi Tijaniya constitué ci culture maghrébine musulmane et culture négro-africaine te loolu li ko sële mooy testament spirituel boobu nga xam ne Seyd Cheikh Ahmed Tijani la mu bind ak lu Cheikh El Hadj Omar bind moom la ñu boole mu constitué ko moo tax dinaay wax ni réew mi yàlla defal na leen sutura boobu moo tax dama dégg Serigne Cheikh moo wax ni dafay waxtaan ak un intellectuel musulman des pays arabes nee na bi waxtaan wi jeex ma ne ko est-ce que jaadul yéen ñi sénégalais yi ngeen jàngalaat nu l'islam moo tax kooku dana baax loolu nit ñi di ci bàyyi xel baneen nit nett li itam wax nañ ni sëñ Ababacar radiyallahu anhu boo ko masaan tàggoo ne ko da ngay aji màkka ak dem màkka du benn daf ko daan wax nit ñi léegi damay dem màkka rek la ñu wax waaye damay aji màkka mooy obligation bi bëgg naa boo musaan ñëw ba mu wax ak yow ba xam ni lii l'islam santaane kay nga mën a dem màkka yëpp dajana mu ne la kon nag ñu ñaan bu ñaanee ba noppi daf cay teg naa waaye boo demee nga aj rek dellu si bu fa royee dara waaw su ko defee loolu chance la bu yàlla defal waa réew mi il faut que nag nu seet jamono bu ne nuñ koy gën di saxale nañ koy saxale mooy di bokk di wattu di ŋaayoo werante mënul ñàkk parce que nee nañ werante sax baatu wolof bu rafet la mooy wérante bokkul ak weerante nee nañ werante mooy wérante mooy nga jox ma li nga wérle man ma jox la li ma wérle ma kooku mën na jariñ parce que damay wax ni wolof li langue bu bari jariñ la waaye sénégalais yi waxatuñu wolof ay baatu wolof la ñuy boole rek mais waxatuñu wolof gis nga ba ci tóokóor mu non associé la ci ñaari la ñu boole toolu kër loolu boo demee anglais yi sax am nañ ko mën naa wax ni tabarakallah yooyu yëpp yàlla mu ngi ko def mu nekk ngëneel ci réew mi dana baax ñu ko gën di ko suuxat mais surtout di ci gën di dimbale xale yi waaw parce que ñoom itam ñàkkul fonk nañu seen réew mais li nekk ci base philosophie sociale bi amee réew mi léeg-léeg dañuy mel ni duñu ko jekku ba mu jeex doon na baax nag ñu commencé di ko delloosi di ko faral di ubbi di ko jàngale waaw man dinaay faral di waxtaan ak xale universitaires yi parce que dinaay faral di lire seen thèse yi am na ci ñoo xamante ni sax samay jarbaat lañu len net ci seen i thèse maa ko corrigé mais toujours dinaa leen koy wax dee leen teg seen xam-xam ci lu ngeen gëstu seetlul ko seen bopp te bañ a def li ñuy wax compilation di wax na lii di wax na lii di wax na lii waaye bu nu ko dajalee nag war nga mën a am xalaat bu sell boo ci mën a génn loolu lu ma sopp la bëgg xale yi ci réew mi di ci gën di bàyyi xel te dama leen di wax ne leen Mao Zedong bi muy def révolution am en Chine
je crois que la langue chinoise à l'époque amoon na li ñuy wax 9000 caractères mais mu bëree ba ñu di ci liggéey ba wàññi ko ba mu tolloog 3000 caractères xam nga loolu tabaarakallah liggéey bu am solo la mais liggéey bi ci gën a am solo itam ñu def ko mooy fexe nañ ba jëlee langue chinoise ci langue de communication def ko langue scientifique te ñun fii ci Sénégal ba léegi suñu langue nationale yi transcription bi sax jubagul naka la ñu ko war a bindee nañu war a toppale araf yi ci wolofolu bi ñu bind ci kàllaama arab comme bi ñu bind ci kàllaama latin ba léegi transcription bi sotteegul te waroon nañu mën a bëre waxuma la ba tabarakallah def ko langue de communication mais également ñu def ko langue scientifique loolu itam tabarakallah jàpp naa ni ci waa réew mi mën a dimbale ko ci la bokk jërëjëf yal na yàlla fay leen amin tabarakallah te boo leen yéen itam yàlla jàppale leen te yëkkati li ngeen di def waaw yal na nu yàlla gën a jàppale yàlla gën taxaw bëgg nañu ngeen taxaw bañ a ragal waaw du réew mu ndaw yombul bi ma defee samay étude universitaire ba ñëw question bi ma njëkk a posé Serigne Cheikh mooy fii lu am njëlbeen moo fi yomb mais lu am mujj daf fi jafe ay dem ci réewu tubaab gis intellectuel bu liggéey balaa dee rek ñu créé benn institut wala ñu créé benn fondation séddee ko ñu xam ni la mu doon liggéey jariñ na ñu jàpp ci man ko fii ngay gis ku yàlla may xam-xam bu sell bu dul nitu yàlla yi rek day bay mel ni boo demee xam-xam ba dafa rës ànd ak yow yooyu itam mato doon na baax réew mi doon ko seet ci nga man kaa bi ma ci gën di cité mooy ku mel ni Cheikh Anta li mu bind bàyyi ko fii tabarakallah yamul set rek ci littérature mais dafa am profondeur scientifique bu kenn xamul nu mu toll waaye gis nga ko léegi lañ doog a commencé waat nag di xam la mu doon bind mën na amal njariñ réew mi mën na amal njariñ nit ku ñuul ñu ni nañ ko jël delloosi mais pratiquement y a eu un désert Cheikh Anta fi mu bindeeg fi ñuy reconnaître xam-xam toog na lu mat 50 ans yu nga xamante ni li mu jekku bind ko xamal luñ ko Sénégalais yi xëy na nag ay raisons politiques li ci ëpp moo nekk à la base mais dana baax yooyu yëpp rek ñu commencé waat di ko delloosi di ci dimbale njaboot yi te di ñaan yàlla sàmm réew mi te yàlla defal nu jàmm te yëkkati taxawaay yi te may nu suñu projet ci yokkute bi yàlla di nu ci wan bunt ci dara jo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf